lu neex ci télévision Futur Média ba léegi ñu àndandoo ak yéen en direct ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal tey itam comme yeneen guddi yi dinañ leen bégal dinañu waxtaan ci ay sujets yu am solo tey on parlera tourisme et même voyage parce que Sénégal dëkk la boo xamante ni dëkk bu jar visiter la fii ba Tambacounda am nay noppalukaay yu soo ko waxoon il y a très longtemps et ba léegi am na ñu bëri ñoo xamee ñi duñu bàyyi xel ci noppalukaay yooyu waaye xam naa buñ ci waxtaanee ba noppi bés bu ñu ubbee yoon yi di ngeen mën di dem ci bërëb yooyu la nga xam ne ni ay bërëbu noppalukaay la puisque dinañu recevoir ki nga xam ne ni moom la ñu dénk agence sénégalaise de promotion touristique di Pape Mahao Diouf loolee apportaan la bu am solo en attendant ñuy waxtaanee wàllu dem beeg dëkk bi ak Omar Youm xam naa fan yi dinañu waxtaanee itam sénégalais yi nekk bitim réew ak excellence ki nga xam ne ni moom la ñu dénk sénégalais bitim réew yi ministère des affaires étrangères di suñu nijaay Amadou Ba moom it ISRA ci quartier général bi fi nekk ay fan ak keneen ni ponk yoo xamante ni crise bi laal na ko dinañ ci recevoir ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk yooyee ñu indi quand même ay leeral bu ko defee sénégalais yi mën a gindeeku bu dee ñoo ngi liggéey ci secteur yooyu la et puis vous rappelez encore ku dugg dinañu ko teral enveloppe yaa ngi tege loolee dafa am solo moo tax dama koy fàttali tout le temps ku dugg rek ñu teral ko 100 000 wala pañe boo xamee ni dund lay def bu ngeen xiifee itam mën ngeen wootee rapidos ñun sax mën nañoo commande comme on avait fait la dernière fois bu ngeen xiifee rek wax ma de man ma régler ko léegi waaw rapidos laay woote directement rek ku nekk li nga bëgg di nga ko am Yacine a ngi doog a yegg si ñu ngi lay nuyu Yacine gis nga tey on est un peu à la bourre là maa ngi wax rek man damaa mel ni ku ñu yàq tey man daal Yacine ba ma xëyee ba tey kër buuba laa njëkkee mu dàq ma ne ma bu toogal sa kër ma jógee fa woo Assane ne ko maa ngi ñëw Assane ne ma bul ñëw man daal ma confiné sama kër te xam naa yooyu moom moo tax mel ni c'est que dañoo toll ci confinement dañ ne toog leen seen kër moo tax bu ñu gisantee damay wax rek man daal maa ngi wax rek wala muy stress bi nga xam ne lié na Covid bi yàlla na ko fi yàlla génn ci gaaw a gaaw parce que doy na waa trop Baye Cheikh di wax rek comme ça su ne ni ma koy defee asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu maa ngi jiital ci nuyoo bi bépp kilifa diine ak aada boo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi mais l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futur Média Baye Cheikh di nuyu aussi sama benn promotionnaire xarit ndeysaan du tëdd les mercredis moo ngi ba Gambie di technicien supérieur de laboratoire Aminata Wilane madame Diop nee na tant que xoolu daal li ma sañse du dem tëddi moo nga ca Gambie xam nga loolu bu yàgg dëgg la équipement yu rafet ngay sol non c'est que dañuy jéem rek Baye Cheikh dañuy jéem rek mais xam nga loolu mais équipement la parce que da ngay muuru après muuraay bi nga teg ci musóor après musóor bi nga teg ci lu rafet équipement la dëgg la de te xam nga muuraay dafa rafet c'est-à-dire jigéen ak noo mënti mel xam nga bu dee doo muuru par exemple dinañ ne dafa ñaaw wala rafetul wala lii ak la ak la mais muuru moom ak nu jigéen mel daf lay rafetal waaw nee nañ am na ñu naan plus on est couverte plus on est jolie c'est ça daf lay taaral à la couleur daf lay taaral dañuy jéem rek di ñaan yàlla jàppale ñu si ndax dañuy góorgóorlu rek di ko nuyu di nuyu Moubachir ak Xaasim di wax rek tey indi nañ encore sensibilisation parce que ça su ne suñuy jël risque di ñëw ci plateau bi ne nit ñi ñu toog seen kër pour les divertir pour l'allier l'utile à l'agréable defe naa service public le devoir de service public donc rek tey ñu indi résilience jéem a waxtaan ak sénégalais yi parce que terme la Baye Cheikh booy faral di dégg résilience mooy lan voilà résilience nag benn terme scientifique la ñoo ngi koy gën a dégg ci li nga xam ne mooy physique chimie xam nga tey soo defee oto di nga ko utal amortisseur pour que loo mënti yenn oto bi du rës léegi nag bi ñu doxee ba ci biir ci lañ ko maanaam châssis bee baax voilà nga xam ne soo ci toogee oto bi day continuer taaju léegi nag ñu dem ba jël yéen ñëpp xam naa fi seen xel yi dem te foofu la sama xel dem châssis waaw châssis oto bi résilience donc muy force boo xam ne da nga koy teg ay jumtukaay pour que lu ñëw tegu sa kaw nga mën ko supporter ba doo rës te châssis nag balaa baax day ànd ak roue yu rëy waaw les gros roues yaa ngi may jéggi la ñuy wax la gros roues gindi leen ma damay wax ci télé Baye Cheikh yaa ngi mel ne ku def nag kii gar mi nee na njëwal amul grammaire. ok d'accord yaa ngi mel ne ku def physique chimie nag. da nga dégg da nga am dégg léegi nag si bi ñu demee ba si kanam si lañ jël terme boobu maanaam mot boobu di ko utiliser si li nga xamante ne mooy science politique. utiliser ko si lu bëree bëri nga xam ne ci gestion état tey dañuy dégg li nga xam ne mooy résilience ay études la yu ay borom xam-xam secteur bu ci nekk dañuy toog
xool tey gestion de risque tey su bu jékki-jékki rek tremblement de terre amoon Sénégal te prévoiruñ ko yan mesure la ñu war a teg en place tey lu mel ni épidémie bi tey nga xam ne prévoiruñ ko woon su ñëwee yan jumtukaay la ñu war a def ba nga xam ne ni mu waroon a gaañi du ko gaañi waxtaan ci nag ak benn expert professeur Antoine Faye nga xam ne jotoon na def étude bi 2 à 3 ans derrière ba proposé ko li nga xam ne moo doon mairie de Dakar pour prévoir rek lépp loo xamante ne lu mel ne balaa wala lu mel ne accident naturel wala yi nga xam ne phénomène environnement naturel la mën na dal ci réew yan jumtukaay la ñu war a mën a teg en place ba nga xam ne su ñëwee métit bi du noonu donc sànq sax bi may waxtaan ak moom nee na ma est-ce que tey mënatuñoo wax résilience parce que mooy loo xam ne tegoon nga ko fi laata li nga xam ne lu mel ne épidémie bi di ñëw la donc dafa nekk lu ñu bett àdduna bi yëpp Baye Cheikh soo demee dëkk bu mel ne New York tey xoolal li mu yóbbu ci ay nit ba fi ñu toll nii te pourtant dañuy wax ne ce sont des pays organisés donc laal na am bi laal na économie laal na li nga xam ne mooy école bi je ne sais pas ndax élément bi pare na pour ñu su fekkoonte ne pare na ñu mën a dem seetaan ko ñu commenter ko sur d'accord pourquoi pas mais il disait tout à l'heure qu'il n'a pas encore reçu l'élément moom Apo bu fekkee Apo fi nekk tey tonton mag dañ ko quarantaine yéen ñi fi xew kon dinaa quoi kon il faut ñu kiyaat voilà donc on va revoir ça ci ginnaaw bu ko defee ñu mën a teg waxtaan boobu parce que moi je pense que résilience mooy mën a dékku waaw mën a dékku dafa am solo ci dëkk surtout ci période crise yu mel nii on va retrouver élément bi nga xam ne def nga ko ci dans quelques minutes muuraay dafa am solo loolu parenthèse la boo xam ne balaa ñuy dem ak Mamadou Ndiaye di nga ci commentaire waaw xam nga suñu borom subhanahu wa taala lu mu digal nit pour mu def ko rek loolu mooy njariñam su ko xamee ak su ko xamul su ko nangoo ak su ko nanguwul su ko bëggee ak su ko bëggul ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala da wax ci alquran mu ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiman nee na nit bul def dara la nga xamante ni daf lay lor wala dara la nga xamante ni daf day tax ñu déshumaniser la yaa ngi dégg dootoo mën a nekk être humain ba nga xamante ni bu mat sëkk nga te dama dégg maam Dabbaax radiallahu taala anhu muy wax ne nit du tuutal boppam te yàlla bu bindee doomu aadama ne li ma bind yëpp doomu aadama moo ma si gënal kon nit warul def dara da nga xamante ni lu koy rabaisser la rawatina jigéen exemple bi ma jëloon rek laay waxaat mooy que ne boo jëlee tey fii nii ñaari tàngal bii ñu laxas ko bii laxasuñu ko yaakaar naa ne weeñ yi su ñëwee bu ñuy biiw bii ñu laxasul la ñuy biiw waaye bi ñu laxas kenn du ko biiw tey ji da ngay dégg ñu naan laan yarkatu xar yi ñu naan la laadum waaye laadum bi taxaw di dund ni mu rafete tey jii nii boo ko rendi woon wala nga rendi moroomam teg ko fees ko kenn du si fay prix boobu waaye bu ñëwee ak taaram ak na mu muuroo ak li sutura bi ko yàlla defal lañ say fay duñ ko fay si bi nga xamante ni dañ ko muri maanaam dañ ko fees li ma bëgg a wax foofu mooy nit day suturaal boppam te muuraay dafa nekk la nga xamante ni farata la si bépp jigéenu jullit rawatina ndax yàlla moo ko digal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko waxal sa ay soxna am na ñu naan recommandation du recommandation obligation la obligation la du recommandation ndax suñu borom subhanahu wa taala bu waxee alquranul karim ne mais muuroo sa làmmiñ bi waaw yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna yaa ngi dégg loolu dafa nekk la nga xamante ni leer na amul luñ siy sikki sàkk yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ak sa ay soxna ak jigéeni jullit ñi ak sa ay doom ak sa njaboot Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn doom bu jigéen la amoon mooy Fatima lu tax yàlla def ko au pluriel te benn doom bu jigéen la am muy Fatima bu nekkoon moom rek lay waxal yàlla da koy def au singulier mais dana ko wa banaatika maanaam ak sa njaboot ñi la gëm alquran il faut ñu koy dégg bu nekkoon wa bintika ñu xam ne benn doomam bu jigéen la koy wax là duñ si discuter ak ay soxnaam mais dana ko wa banaatika foofu soo ko déggee mu nekk au pluriel mooy njabootu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ni nangul nañ ko li nga xam ne moom la ko yàlla jox kon muuraay Baye Cheikh obligation la si jigéen waaye du recommandation mooy tànn sa bu la neexee nga jël bu la neexee nga bañ a jël waaye obligation nag mooy li yàlla wax da nga koy def fa man shaa nag fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku mu neex nga appliquer ku mu neex tamit nga bañ a appliquer l'essentiel kenn du juger kenn waaye suñu borom subhanahu wa taala yaakaar naa ne lu mu sant rek def ko moo gën bàyyi ko Baye Cheikh. voilà et puis am nañu koy misaal sax ak tàngal bant mooy bi ñuy màcc. waaw boo jëlee bi ñu def ci paquetam bi
teg ko jël bi ñu dajji ba pare sànni. ba sànqale ñi ki yooyu dañu koy. moom la ñuy biiw. waaw j'ai vu ñu misaal ko. bi ñu laxarti sànni bi ñu laxarti moom la ñuy biiw. mais tooy tooy beeg noonu mu neexee noonu. bi ñu laxas sànqale ñi ak gunóor yeeg ñëppay ñëw. xam nga lan moo tax loolu. parce que suñu borom subhanahu wa taala dafa. mais bi ñu laxas moom ki ko war a jënd rek a koy màcc. waaw mooy fa laa jëm ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa sàkk jigéen ba pare def ko muy trésor yàlla suñu borom subhanahu wa taala li mu defal jigéen defalu ko góor léeg-léeg sax da ngay dégg ñu naan laan waaw jigéen ba si miraas góor dëgg la l'islam moo ko wax góor ñaar jigéen benn mais am na ay cas de figure ya nga xamante ni yu bëri si miraas jigéen mooy ëppale góor te loolu suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko defal yàlla nag su la bindee ne la defeel nii yow da ngay defee noonu bu fekkente ne nekk nga ka nga xamante ni kuy dégg nga te ku xam itam ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala lu mu wax santaka doomu aadama bi rek moom amalu ko dara loo xamante ni lu mu koy yokk la moom yàlla wala lu mu koy wàññi waaye doomu aadama bi koy appliqué au contraire moom moo si bénéficié wu te l'islam diisul ku juddu dañ lay muur laxas la boo yàlla na yeex boo fi jógee dañ lay laxas kon diggante bi ñu la waxee muural say cër Baye Cheikh. très bien très intéressant yaa Oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax balaa ñuy dem ak sujet yi bay jàll ci gan gi Pape Djibril Fall la ngi wàcc waxtaan bi ak moom ca ginnaaw daañu waxtaanee tourisme période bi nag ñi ma gën xalaat mooy ñaa xamee ni ñoo amee ay agence de voyage daan seen doole surtout ci période umra ak aj nga xamee ni ñoom it crise bi laal na leen bu baax am na ci ay agence yoo xamante ni dafa tëj te ci li agence bi daan liggéey lañ daan jël di fay personnel bi donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di xalaat waa Tourelle Travel suma jigéen Aram Lam madame Mboup agence amba je pense à Eva Voyage Awa Souran moom it suñu jigéen la je pense aux amis yi nekk Air France ñoom Sophie Diakhaté madame Mbaye ak képp koo xamante ni daal ku lim juum amoon nga agence de voyage et que période bi metti na ci yow bon umra amul ci koor gi waaye aj bi ba tey kenn annulé wu ko il faut rappeler que dañu ko ndégani lu ñu dàq la du lu ñu annulé waaw du lu ñu annulé espérons que fii ak boobu waaw yàlla baax na diggante boobu on apprendra dinañu gën a apprendre à vivre avec virus bi yàlla balaa booba mën na lu ne ndax yàlla moom lu mu jeexal rek mu jeex parce que déjà kuy dem màkk di nga ñàkk ñaari piqûre yu sap-sap voilà mu ngi noonu te loolu dafa nekk la nga xamante ni toujours prévention bi toujours lay dugg te xam nga ak jaamu yàlla la mais en même temps sujet bi ñu bëgg a waxtaane tey maire bi bañ ko piqûre dafa annulé ne dematul waaw parce que léeg-léeg mu sof léeg-léeg mu sof te yooyu yëpp ay prévention la parce que ña ngi fay dajal ku si nekk mën na indi xeetu grippe wala feebar ba nga xamante ni day contagieuse léegi nag pour yow ñu éviter la loolu bañ la wàll loolu moo tax ku laa dem il faut ñu ñàkk la xool sa wér-gu-yaram saytu ko ba xam yow xam nga màkk ak ni mu mettee ak ya fa am si ay tartar ak jafe-jafe yooyu yëpp waaye itam jar na ko fa tabarakallahu ndax yàlla li mu yor mayew ko daf koy jaay comme on a l'habitude de le dire mais boo jëlee aj bi ñuy waxtaane day dugg ci sujet tey bi aj tourisme la booy xool mais tourisme religieux la parce que boo demee da ngay découvrir ay sites ya nga xamante ni ci l'islam ay symbole la des symboles forts et marquants lu mel ni Kaaba gi par exemple lu mel ni Uhud lu mel ni Munna lu mel ni Arafa yooyu yëpp nekk ay bërëb ya nga xamante ni macha allah dafa baax jullit bu nekk nga découvrir que ndax kenn mënul wax islam génnee si li nga xamante ni moom moo di madinatul munawwara fa sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëdd wala Kaaba ga nga xam ne mooy le centre du monde wala lu mel ni Arafa nga xam ne tey jii nii moom mooy aj na sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne alhajju Arafa kon yooyu yëpp ay bërëb la yi nga xamante ni dañ fay dem di def tourisme religieux mais en même temps mu nekk benn tourisme spirituel da ngay dem jaamu yàlla mais découvrir li nga xamante ni moom mooy jaaru l'islam ak alquran bi yàlla wàcce woon si sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba si xaaru xiraa bi nga xamante ni fa la alquran wàccoon si guddik laylatul qadri si weer bi ñu nekk di weeru koor nga xam ne bërëb la ba nga xamante ni bu barkeel la ndax bërëb bu leer la ndax bërëb la boo xam ne boo ko saytoo ba si biir di nga gis ne am na ñeenti leer yu fa daje muy leeru alquranul karim leeru sayduna jibril alayhi salaam mi andi woon alquran leeru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak leeru laylatul qadri muy leeru guddi gi muy ñeenti lumière yi nga xamante ni dafa daja woon nga xam ne sayduna muhammad laata yàlla di ko yónni sallallahu alayhi wa sallam fa la doon dem di wéetal yàlla parce que dafa toog daal gis ne univers bii
hasard andiw ko fi. am na lu ko fi andi di dem di ziar ba guddi laylatul qadri yàlla yebal Seydina Jibril alayhi salaam bés mu wàccee si moom alquranul karim ba tey riiram mi di riir moom yonent bi te période bi ñu ngi ci nattu laylatul qadr. waaw parce que à partir de ce soir. iltamisuha fil ashril awaaxir la waxoon. nee na boo leen koy làmbatu leen si fukki fan. yu mujj yi. donc fukki fan yi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi ñu si bëri si ñoom. dañ doon def i'tikaaf nag mooy dem si jàkk ji. nekk fa doo jote ak sa soxna fa ngay nekk ba fukki fan yi jee ngir jéem a am li nga dàkk li nga xamante ni moom moo di laylatul qadr. imagine benn guddi yàlla ne la boo ko jaamoo yàlla guddi gi yëpp nga dundal ko si jàng alquran si tudd yàlla même jigéen bii setul mën na yor kurusam di tudd yàlla guddi laylatul qadr te day am si yiw bi yàlla nee na mu ngi mel ni nit di jaamu yàlla pendant 83 ans sans arrêt yiw bu mel noonu ngay am. xayrun min alfi shahr dana sax moo gën moo ëpp nit taxaw jaamu yàlla 83 ans sans arrêt. xam nga loolu c'est quasiment impossible 83 ans yoo xam ne jaamu yàlla rek ngay def non stop amul taxaw. loolu waxuma amul waaye dina jafe. kon guddi la goo xamante ni guddi bénéfice la guddi yokkute la waaye guddi la ga nga xamante ni lépp luy am sa fii ak déwén si la ko yàlla subhanahu wa taala di doxal. xaamim inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. yàlla ne guddi googu mooy la nuit du destin Baye Cheikh. voilà en tout cas jël nañu décision ibi bërëbu jàmmukaayu yàlla yi tout en rappelant aux fidèles ñu gën respecter mesures barrières yi loolee gis nañu ko fan yi on a même vu que xalif bii di Thierno Madani Tall moom mu ngi xamle ci ab communiqué ni dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et au vu de l'évolution de la situation pas encore totalement maîtrisée wax na dëgg sur le territoire national mais plus particulièrement dans la région de Dakar oui Dakar moom daanaka mooy loolu comme disent épicentre la donc le serviteur de la communauté omarienne Thierno Madani Mountaga Tall informe les fidèles que la mosquée omarienne reste fermée au public. Alhamdulillah. Voilà donc cette mesure de prudence restera en vigueur jusqu'à nouvel avis donc de sa part mu ngi jógee ci xalif Thierno Madani Tall di communiqué boo xam ne ni Chérif Dia moo nu ko baaxee journaliste fii ci télévision Futur Média nga xam ne ni ba crise bi tàmbalee ba tey ëpp na 2 mois moom dafa topp cas bi rek voilà donc li mu ciy ñaan yàlla na am lépp dañ et qu'on continue de sensibiliser téléspectateurs yi ñi nekk ci jàngu bi it ñoom it dañoo décider tëj seen bërëbu jullikaay yi loolee la li nga xamee ni moo jëm ci mosquée omarienne qui reste donc fermée au public yeneen bërëb yi nga xamee ni ay bërëbu jàmmukaayu yàlla la di juma mbaa jàkk ñooy bi ko foofee itam am na ay matuwaay yu kilifa yi jël ci respecter yi ñu tuddee mesures barrières je pense qu'on va en profiter def suñu commande ak Rapidos doog a dem ci sujet yi wooteel leen ma Rapidos léegi nii très rapidement ci ginnaaw pour ma woon Sénégalais yi nii couvre-feu bi lu mu metti 21h ba 5h du matin am ngeen possibilité bu ngeen duggee ci site Rapidos bi lu ngeen gis rek comme lekk ci guddi gi bu ngeen ko commandé dañ leen koy livrer à toute heure moo xam 1h du matin moo xam 23h moo xam minuit allo 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 waaw commande bi de commande buy jógee ci animateur télé la moo tax mu waxam xaw a bëri tuuti allo 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 kii nee na day ree équipement service à presse bonsoir. Ah ok allo bonsoir. Service à presse bonsoir. Oui bonsoir c'est Pape Cheikh, c'est monsieur El Hadj Pape Cheikh Diallo de la télévision Futur Média. Vous m'entendez? Il m'a raccroché au nez apparemment. Voilà? Non? Oui? Allô? Allô, allô? Allô? Service à presse, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Service à presse, bonsoir. Service télévision, Allô? Service. Morgue de l'hôpital principal, bonjour. Oui, vous allez bien? Ah ben voilà. Na nga def? Bienvenue au service à presse. Voilà, c'est monsieur El Hadj Pape Cheikh Diallo de la télévision Futur Média. Je vous appelle de la part de Youssou Ndour. Allô?
Service Rapidos, bonsoir. Vous m'entendez? Allo c'est un problème je pense à notre niveau pour ne pas ngeen foog ni bu ngeen wootee Rapidos du ngeen leen jot ils sont très joignables à toute heure à tout moment mën ngeen leen woo bu ko defee ngeen commande lu ngeen bëgg a commande ñu livrer leen ko livraison à domicile on aime ça temps yi livreurs yi ñoom ñu ngi ci seen période livreur yëpp laa xaritool dama ci am ay doom ñoom papa on daa xale livreur yu ndaw yi ñoom daal laa xaritool def leen doom ku nekk ma dig la dédicace donc du coup fayatuma sax livraison ñoom papa ak ñoom Ibo xale yi livreur yi. ba du 2 secondes. comme si télé lañ nekk te dafa xaw a doy waar sànq bi may wax. dafa am benn lapsus bu ma wax. ma ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn doom bu jigéen la am. njumte la amul benn doom bu jigéen Roqaya ngi fi Zeynabu ngi fi Ummu Kalsuma ngi fi Fatima mu ngi fi. donc li ma bëggoon wax foofu. dama bëggoon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna. benn doom bu jigéen la fi bàyyi. ma ne benn doom bu jigéen la am donc maa ngi jéggalu benn doom bu jigéen la fi bàyyi muy Fatima nga xam ne moom moo nekkoon yaay Xuseyn waaw léegi man dama lay dolli waaw TFM ku fiy génn waaw looy wax na nga ko xam ndax dafa am ñoo xamante ni bugguñu de mais télé bi rek la ñuy seetaan xam nga seen passe-temps lan la jonkoon ci kanamu écran bi rek objectif pas li baax de autre chose rek. macha allah voilà. Donc mu ngi noonu benn doom bu jigéen. te njuumte moom mënul ñàkk benn doom bu jigéen la fi bàyyi laa bëggoon wax. ma ne benn doom bu jigéen la am. mais am na Fatima am na Zeynab am na Umu Kalsum. am na Roqaya. mais loo si mën a dégg itam. du ñooñu rek ñooy njabootam. mais ñëpp ay njabootam beneen aaya bi koy firndeel mooy Sayyidatuna Maryam keroog bi mu amee Isa. bi mu juddoo. yaayam daf ko ñaanal ne yàlla man day am naa doom bu jigéen maa ngi ko tuddee Maryam waaye maa ngi lay ñaan moom ak njabootam. nga musal leen si seytaane. te ku ne xam na ne Sayyidatuna Maryam alayhi salaam moom Isa rek la am Seydina Isa alayhi salaam. mais bi muy ñaan dane Maryam ak njabootam. te yaakaar naa ne njaboot buñ koy wax du benn doom. waaye ay doom yu bari loo si mën a dégg rek. mooy aaya boobu bi ko yàlla di wax da doon wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal sa ay soxna. ak jigéeni jullit yi ak sa ay doom maanaam ak sa njaboot. ndax jigéeni jullit yi ñëpp njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy muuru di coltal ga nga xamante ni gu fatt la. gu jot gu yiiw. li ñu bëggoon wax rek mooy benn doom bu jigéen la fi bàyyi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. et puis objectif bi moo nekkoon sensibiliser nit ñi gën leen ñaar surtout jigéen ñi pour ñu muuru yokk équipement yi. ñoo ngi ci de léegi de plus en plus dañuy gis ne c'est très tendance ñoo ngi muuru xoola coro rek temps yi macha allah depuis quelque temps seetlu naa ne bàyyi na kii mooy et c'est très joli c'est style ak jamono bi sax dañuy sàjj ak jamono bi ak waaw sàjj baaxul de cheveux naturel bu gudd ñaanal ma rek mu cheveux naturel yëpp may naa mais léegi rek dafa mel ni tendance boobu la xale yu jigéen ñi jël sànq am na ku ma may naa maan sama cheveux naturel mu ngi ma dajale damay xaar corona bi jël rek ma compté yëpp mayee ko waaw ma ne fi mu nekk ni nag ñu ngi waxuma xeetu dóor la waaye daal ñu ngi jéem a waaxu yàlla ji seen cheveux yëpp virus baa ngi ci ah man heureusement avant virus bi di ñëw la bàyyi nga yenn saa yi nga sàjj muy moom sàjjuma ba muy moom de voilà alors très rapidement est-ce que mën nañu ma wooteel rapidos balaa xale yi di xiif parce que tey nag tourisme la ñu war a waxtaane et on a un très bon client agence bi ñuy dénk sunu gan gi agence la boo xamante ni baax nañu waxtaane njëriñam fii ci réew mi et Pape Djibril Fall xam ngeen ni bu toogee dafay génne toujours les bonnes questions yi nga xamante ni mu ngi ci bopp sénégalais yu bëri donc loolee xam naa ca kanam lay doon ci beneen studio bi en même temps ñu jël leen jox leen seen i ndimbal ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 je vérifie en même temps waa ana suñu ñetti tablette ya waaw woowu ñu leen ci suuf fii ñu woo ci suuf rek mën ngeen am diwlin suukar pomme de terre tàndarma savon gel ak masque voilà c'est ce que nous vous offrons alors couvre-feu bi on en parle ak dem rek dëkk bi Coro ci période bi la quelles leçons en tirer
voilà couvre-feu bi ak état d'urgence bi xam ngeen ne biñ ko décrété ak léegi ay coppite yu bëri nag am na ci li nga xamante ni moom moo di dundin bi ak nekkin bi rawatina nag lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi xëj na bu ñuy wax constat bi ñu njëkk a def rek mooy xam ngeen ne dañ daan xëy lundi ba samedi di titre ay accident tali bi di rey lu dul jeex donc tey constat bi li ci neex mooy que gis nañ ni que accident yooyu la wàññeeku na ak yeneen ci ay mbir yu nga xamante ni am na waaye itamit ay mesures yoo xamante ni auparavant bëggoon nañ ko jël jàppoon ni mënul nekk xëj na tey couvre-feu bi wane na ni mën na nekk ñu dem teewlu waxtaan bi ñu sekk ak Cheikh Oumar Gueye moom mooy directeur des transports routiers. bis bu nekk boo ko doon xool en moyenne ñaari nit dinañu faatu ci Sénégal ci wàllum accident. ci jamono bi mu toll na nag muy jamono coronavirus. boo xoolee mobilisation bi nga xam ni àddina bi yëpp def na ko waxuma la sax àddina bi waaye au plan national nga xam ni corona bi li mu faatagum ci nit ci weer ak genn wala ñaari weer xëy na ci juróom benn nit lay toll. loolu boo ko doon gam-gam leen li accident di rey ci weer wala ci ñaari weer di nga gis ni multiplier nañ ko par 10 ou par 20. kon mobilisation bi ñu am ci corona bi yaakaar naa buñ ko amee mobilisation bu ñu toll ci wàllum accident yi dina baax te loolu ci jàngat lay doon ci jàngat yi lay doon après. ci accident yi nga xam ne day indi faatu bakkan ci àll bi lay am. ko plus de 80% accident yi boo jëlee téeméer donc juróom-ñett fukk yëpp daanaka ci race campagne lay am mooy ci transport interurbain bi. forcément bu ñu arrêté transport interurbain boobu di nga gis ni accident yooyu doon am foofu dootul amati ko day mel ni déjà am nga beesu de facto 80% des accidents mortels donc booy xool boo ko jëlee 1er février ba léegi li ñuy comptabiliser ci accident moo am di faatu nit matul juróom te boo ko doon comparer donc at yi weesu wala jamono normal donc ci ñaari weer rek da nga daan gis ni lu mu dee am nga téeméeri nit yu faatu ci wàll woowu. balaa boo gis wala mosu boo gis dafa am njàngat yoo ci war a jëlee te njàngat yooyu mooy mesure yi nga xam ni tey ñu ngi ko daan laam-laamee booba ñu naan mën na nekk ak mënut a nekk tey gis nañu force mën na ne parce que jamono ji wane na ko ba tax na lu mel ni aussi tëj gare routière yi ci benn waxtu waxoon nañ ko fi ni bu 21h jotee wala 20h ñu tëj gare routière yi wala 18h 19h ñu tëj gare routière yi mais tey si tey amul benn gare routière bu nekk si dëkku Sénégal bu ubbeeku interurbain yëpp tëj na leen. Cheikh Oumar Gueye xaw na yàgg tuuti sax bi ñuy seqee waxtaan ak moom mais c'est bien ñu dellu si waat ci période bile bien couvre-feu am na. ne ñu toog lu baax la itam parce que accident yi wàññeeku nañu bu baax. voilà accident yi wàññeeku nañ loolu mooy nemmeeku bi njëkk parce que ni ñuy waxee ni accident yi wàññeeku na noonu itamit ngay gisee ni taux criminalité bi xëj na loolu beneen waxtaan la dinañ ci ñëwaat itam wàññeeku na mais li am solo tey Pape mooy déggatoo newuma amul de mais boobu ak léegi xëj na dégguñu benn accident boo xamante ne comme ni ñu accident doon tiitalee ni ñu doon stressé problème yi ñu ci doon yëpp am nañ ko ci parce que li ko waral mooy xëj na oto yi li ci ëpp dawatuñu guddi loolu benn la ñaareeli mbir bi mooy leçon yi ñu ci mën a tirer mooy bëri na ay réforme wala ay joyanti yu ñu bëggoon a amal ci wàllu transport routier mais tout le temps da doon am ay gàllankoor parce que on se demandait si c'était possible ou pas lu jëm par exemple ci utal gaaru ceeri heure bu ñuy tëj ak yu mel noonu mais tout le temps jafe-jafe la doon nekk parce que dañu doon jàpp ne du mën a nekk ak transporteurs yi loolu mooy seen gagne-pain ak yeneen aujourd'hui leçon yi ñu ci mën a tirer mooy on se rend compte que après corona bi bëri na ay mesures yu ñu doon hésité yoo xamante ni mën na nekk tey par exemple gaaru ceer yi ñu am heure yoo xamante ne ci la ñuy démarrer ak heure yoo xamante ne ci la ñuy wàcc quand même parce que Pape Cheikh dëkk itam day baax ñu organiser ko tey bu fekkee ne oto yi du ñu noppalu entretien bi ci war amu ci chauffeurs yi du ñu nelaw forcément accident yi day bëri mais nii amuñu choix ku ci nekk à la kuli al 20h balaa 21h ak ni couvre-feu bi yéegee di nga dem toog ci sa kër donc gaaru ceer yi dina tëj donc tey loolu mooy leçon yi nga xamante ni
moom lañ ciy jàngee maintenant yombul ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di transporteurs yi moo tax ñoom ak kilifa yi moo xam jëwriñ gi ñu dénk wàllu wi ji Omar Youm wala Cheikh Oumar Gueye mi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu transport routier boobu ak léegi ñu ngi waxtaan ak ñoom di saytu di joyanti di xool naka la yëf yi di doxee bi nga xamee ni bi ñu ko tëralee yaa ngi koy wax parce que interview bi jël nañ ko dès peut-être ci semaine yu njëkk yu couvre-feu bi ñu gisee ne am na ñoo xamante ne ñu ngi récidiver ak di def ay naka sudul noonu jëriñ gi ñu dénk wàll wi génnaat na ngir gën a corser li nga xamante ne moom moo di sanction yi mënul ñàkk parce que on a l'impression que malheureusement réew mi ñu nekk nit ñi loolu la ñu xam ay sanctions donc tey pare nañu ba képp koo xamante ne wàccoowoo ak li nga xamante ni moom la kilifa yi teg ci ay dogal nga ñu nangu sa permis oto bi moom dootul daw parce que carte grise moom bu soobee yàlla dootu ko am ak yeneen ak yeneen donc ñoom malgré loolu lépp nag taxul itam ci seen ay kàddu ñu bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di transporteurs yi lépp loo xam ne mën nañ ko def pour gunge leen ndax transport bi tey transporteurs yi lañ ci dégg mais dafa am toute une chaîne qui est derrière parce que coxeurs yi dañu ciy dund jaaykat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir gaaru ceer bi dañ ciy dund ak ñeneen ak ñeneen donc ñooñu ñëpp tey ñu taxaw ci boole leen ci aide yi nga xamante ni nguur gi dina ko joxe ngir ñu mën a jàppale ñi nga xamante ne jàpp nañ ni soxla nañ ko en tout cas liñ ci gën a mën a nemmeeku mooy accident moom boobu ak léegi en tout cas pas d'accident grave boo xamante ne dinañ ne nit am na ci gaañu bu metti wala nit ñàkk na ci bakkanam te xam ngeen ni que yenn saa yi dañ doon am ay semaines yu macabre yu nga xamante ni tali bi rek moom moo ko daan joxe donc tey jàngat gi mooy bu ñu jógee ci li nga xamante ne moom moo di coronavirus incha allahu rabbi dina am ay décisions yu bëri dinañ ko mën a jël ci secteur yu nekk rawatina secteur u transport. te ñu am capacité mën dékku mooy résilience. je pense que mooy sujet bi nga préparé aujourd'hui ñu ngi bëgg a yàgg quand même ak crise bi plus de 2 mois. ñu am ko fii ci Sénégal dañoo dem ba yenn saa yi sax dañuy lasewu ci ñuy digal ñu war ko respecter takk masque tocc micro gel bi da ngay dem ba da nga koy fàtte bokkul ci suñu ay habitude dem sax yenn saa yi ba feebar bi daf lay soof à un point boo xamante ni doo sax comprendre moo tax yenn saa yi nga dugg ci koñ gis ni nit ñi ñu ngi vaquer à leurs occupations yi ñu tàmm mën nga kaas sax mais après boo xoolee ba ca biir da nga naan ñii xëj na dañu tàyyi waaye nag résilience dafa am solo mooy capacité wu mën dékku ba buñ ci génnee wala même buñ ci génnul ñu mën vivre avec n'est-ce pas Yacine? Ouais, ñu mën vivre je pense que Thioro sax xaw na ko introduire ci meilleure organisation parce que jàngat la tey dañ ne Covid ma laalaale leen nii voilà exactement te def transition bu am solo tey dafa nekk résilience boobu ñu koy wax mooy tey dékku bi suñ ko mënee dégg dékku mooy teg ay solution yoo xam ne tey ñu jàpp ne feebar bi dugg ci di benn virus bu kenn dul gis comme ni ko oustaz Assane doon waxee sànq tey mu devenir benn risque biologique ba ñuy wax nit ñi ñu toog seen kër waaye soo xoolee scientifique yi suñuy jàngat ci affaire yu metti yi nga xam ne mën na dal nit dafay nekk li ñuy wax opportunité maanaam benn yoon la tey pour ñu jóge fi développé wu ba faw pour ñu jóge fi moom suñu bopp pour ñu jóge fi am suñu ay organisation yu dëgër yu ñuy teg en place loolu nag dafay am lu muy laaj ñun en tant que nit Baye Cheikh ci ni ñu jikkowoo ci éthique ci morale ci dëggu ci transparence mais aussi boole bépp borom xam-xam boo xamante ne yaa ngi ci réew mi ci secteur économique bi nga xam ne laal na ko ci mobilité bi Thioro laal na ko léegi parce que man moom fan yii naa invité maama yi ñi liggéey ci garabu olof exactement pour changer tuuti il est temps même il est temps ñu boole leen ci ñoom li ñu manqué rek peut-être mooy ñu accompagner leen gën leen former renforcer capacité yi ba ñu xam dose yi ni ñu koy defee mais yu am solo ñoo ngi ci réew mi ndax maam yi loolu lañ daan utiliser démb mais tey Covid bi su ma surtout dosage bi loolu dinañ ci wax benn xale yaa ngi jënd pëndaxu armétiséria rek si Baye pëndax bi fan yi moom la xale yi jël exactement mooy gis naa ay xale yu jël gélule toog ne pat ak moom gis naa ay xale yu jël pëndax bi ne pat ak moom te daa ma kii waa fépp rek yooyu il faut ñu sensibiliser ci ni si mais ñu dem ci résilience bi en attendant te naan la lan kii waa fépp cuillère à soupe la may wax bàyyi jël ko daal kii waa fépp demal ci artémisia xale yi jël ñetti cellule teg te annoncé wuñ ko kenn fenn. man mii sax de maa ngi doon wër bàyyi. mais voilà il faut c'est comme yow ci prévention ngay wax boo waxee ci résilience bi tey suba boo ñëwee dama bëgg nga wax ci artémisia bi. xale ba daa doon jël pëndëx bi rek naan ma bàyyi boo ko jëlee rek cuillère à soupe ma ne ko yow docteur nga xanaa nga am cuillère à soupe demal.
bon avantage yi peut-être mooy li mu nekk produit naturel mais Baye Cheikh artémisia boobu ngay wax pourtant scientifique yaa ngi ciy liggéey depuis. mais dinañ ci ñëw nañu résilience ba pare dinañ ci ñëw mais tey su ma laalee li nga xam ne mooy résilience mooy rek tey feebar am na lu dal ci ñun. ndaamte am na yu ñu waroon prévoir tey mooy li ma ko waxee sànq épidémie bii nii dafa mel ne amul benn réew ci àdduna ba tey boo xam ne tey toogoon nga ak say ingénieur en sécurité ak ñi nekk ci domaine de la santé ne est-ce que bis du ñëw mu am lu mel ni nan lañ koy déko naamte gis nañ sax ay film yu bëri yoo xam ne tey soo koy seetaan da nga naan ñii est-ce que xamuñu woon ne lii lu war a ñëw la waaye man question bi may posé mooy est-ce que état yi toogoon nañ pour xalaat yan solution la ñu war a mettre en truc mais lu ñu doon xaar la parce que bi scientifique yi di dugg ci laboratoire di def ay clonage di transformer ay virus di def ay expérience xalaatoon nañ bis dina ñëw ne am na loo xam ne mën na jommal àdduna bi waaye nag li nga xam ne mooy virus bi su ma jëlee problème bi avant ñuy seeti professeur Antoine Faye di environnementaliste di expert dans ce domaine tey Covid bi Baye Cheikh bi mu ñëwee laal na li nga xam ne mooy transport bi mooy dem beeg dikk bi laal na li nga xam ne mooy xam na tey tax na ñu comprendre lu bëri ci transport bi laal na li nga xam ne tey mooy santé bi gis nañ ne manqué nañ ay lii gis nañ ne suñu plateau médical naam te xamoon nañ ko démb ne waaye am na jéego yu bëri luñ ci war a def éducation nationale gis nañ ne am na ay jéego yu bëri luñ ci war a def donc laal na sur le plan économique aussi ak li nga xamante ne mooy dund gi approvisionnement muy 4 secteurs yi nga xam ne soo ko jàngatee Covid bi laal na ko ci réew mi ñàkk na ma ñaari million ki ñaari fan man waa gis nga lii ci ay xarmat rek yoo waroon dem mënatoo dem ndax Covid 19 ndax Covid mooy économie bi moo laal li nga xam ne mooy emploi bi mooy impact bi. je dois être remboursé par l'État. j'ai perdu près de 3 millions en 2 jours. en 2 jours yaa na par cent rek ngeen doon am. kan impacté Covid. kase ça ak may mais Baye Cheikh dañ ne opportunité la. xam nga tey am nañu ko comprendre soo demee réew bu mel ni Chine. crise bi mu leen man dama ko suivre nag depuis le début crise bi mu leen laalee ñuy am ay milliers de morts tëj seen industrie dara doxatul benn moment dafa mel ne dafa am déclic bu ñu def mel ne dañoo yeewu ne ñun waruñoo toog nan la ñu war a mën a vivre ak virus bi parce que dem nañ ba nekk deuxième puissance mondiale ba tey nii en un temps très court malgré que virus bi moo ngi ci réew boobu mais lépp loo soxla si li nga xam ne lu jëm la ci domaine médical ñoo ngi koy continuer di ko fournir seen industrie yi ubbi nañ ko loolu nag réactivité ak organisation la laaj seet nañ ci waxtaan ak professeur Antoine Faye ñu déglu ko ñëw commenter solution yi sur le plateau. tënk naa la mot bi mu résilience bi jox naa la benn définition boo xam ne daanaka ñiy def science politique ak science sociale yëpp d'accord nañ ci définition boobu mais résilience ci boppam dafa dul compte bancaire boo xam ne da nga fa denc dara dem di jël rek di dépenser. résilience processus la parce que li tax mu xaw a jafe mooy boo koy topp mun nga résilient ci benn secteur te fekk beneen secteur mu ngi koy gaañ ci wutu résilience boobu loolu moo tax li ngay war a njëkk a def mooy élaborer stratégie boobu pour nga élaborer ko mënuloo bëgg a def dara pour ay nit te defuloo ko ak ñoom parce que boo ci juumee tuuti rek ñoom duñ la topp ci li nga bëgg te buñ la toppul ci li nga bëgg ay problème kese lay indi loolu moo tax fi ñu ko xalaatee maanaam dañu seetlu que ci àdduna bi nit yi dañuy jóge ci kaw ga di ñëw ci réewu taax parce que réewu taax saa boo ko jekkalee dafay attirer ay nit bu attirer nit yi nag bu ñu ñëwee ba groupe ku nekk ñëw ak jikkoom la nga doon defar yëpp dafay xaw a yàqu moo tax résilience liñ ci njëkk a xalaat mooy naka la ñuy def ba ku nekk ci dëkk fa nga nekk fa nga am ci loo xam ne boo ci jëfandikoo nga mun a yore sa bopp waaye comme loolu dafay difficile te nit yi moom alaakulli il faut ñuy ñëw di wut si fi nga xam ne foofu lañ yaakaar ne foofu lañ mun a amee alal il faut yow nga mun a fexe ba looy mun di teral pour ñoom nga teral ko ak ñoom ñu bokk ci donc première étape bi nga war a def pour résilience maanaam il faut nga dajale nit yi ngeen waxtaan nga laaj leen ñoom ci seen bopp lan mooy seen problème principal bu ñu identifier problème yi ba pare nga prioriser parce que mënuloo jëlandoo yépp il faut nga am ay pàcc yoo xam ne da ngeen di bàyyi fale am pàcc yoo xam ne moom ngay toog pàcc yooyu mooy pàcc yi nga xam ne moo gën a am importance
pàcc yooyu maanaam moom moo lënk dëkk bi moom mooy système yi nga xam ne mun am système de transport am système économie fi ñuy wutee alal njaay ak jënd am système sanitaire am système njàng maanaam école bi am système aussi naka la ñu war a dëkkee entre ñun parce que loolu mooy tabax citoyenneté mooy nit yi boo leen wooyee ci dara ci loo xam ne jekk na te war na nekk loo xam ne dafay yombal seen àdduna ñu mun la ci topp malheureusement gis nañ ko suñu dëkk yi dafa dem ba nga xam ne nit yi ci seen bopp ñoom seen yelleef rek la ñu xam mais xamuñu seen wargal te ñaar yi munoo leen a tekkale il faut que yelleef ak wargal ñuy ànd loolu pour nga mun ko am il faut nga waxtaan ak ñoom ci mbirum résilience bu ngeen defee priorité ba pare li ci gën a fees mooy bu ci nekk priorité bu ci nekk da ngay xool yan politique nga mun a tëral pour mu mun a jox leen doole. voilà professeur Antoine Faye ñu seq ak moom waxtaan en visio télétravail mu doon expliquer résilience bi waaye man li ma ci gën bëgg ñu waxtaane ko peut-être mooy njàng mi ñu ne dinañu ko reprendre le 2 juin. exactement baax na mais ak yan mesure. waaw c'est une question très pertinente parce que benn waajur bëggul tey les doomam. su fekkee seen na maa waxee noonu. exactement soo gisee jusqu'à présent am na ay critiques yuy faral di am mais soo xoolee li gouvernement bi am lu mu ci teg soo xoolee da ngay xam ne derrière am na benn rationalité tey nag soo gisee bi nga xam ne virus bi dugg na ci réew mi automatiquement dañoo def li nga xam ne moom la ñuy wax benchmark dañoo xool yeneen dëkk yi li leen fa jotoon dal ñu jël ko comme expérience donc xam nañ ne xale yi ay porteurs mën nañ nekk ay porteurs sains mais ay vecteurs pour transmettre li nga xam ne mooy contamination yi la mën nañ ko wàll seen waajur yi donc automatiquement soo gisee président de la république première mesure bi mu jël mooy dafa tëj li nga xam ne mooy école yi donc loolu période ak marché yi ñu tëj ak yëpp loolu période pour mënoon a observer xool nan la virus bi nar a doxalee ci réew mi soo xoolee nag après 2 mois on se retrouve je pense à peu près avec 2000 cas suñ ko dajalee wala 2000 et quelques cas ak peut-être 19 décès si je ne me trompe pas nga rectifier ma si chiffres yi donc tey mënuñoo continuer toog 22 décès donc tey mënuñoo continuer toog bàyyi lépp mu taxaw donc résilience bi comme ni nga ko waxee mooy secteur bu am lu mu laa rek il faut ñu jël ay solutions ressort pour mën a permettre secteur boobu dox tey nag opportunité la xëy na après dinañ jël peut-être de beneen secteur bu gën a jege comme approvisionnement bi mais suñ jëlee système éducatif bi le 2 juin bii di ñëw njàng mën na am bi ma defee un peu diagnostic ministre de l'éducation nationale li mu si wax mooy classe d'examen yi moom la ñu war a ubbi effectivement mën nañ ko ubbi ba cher soo xoolee ren xam nga soo xoolee daaw ak daaw jéeg année bi yëpp daanuñu ko liñ ci daan jàng bëriwul ndax grève yi daan na bëri ren soo xoolee octobre ba mois de février élèves yi jàng nañ ko donc soo xoolee presque 6 mois d'affilée élèves yi jàng nañ donc am na ñu bëri ñoo xam ne laata ñuy jël mesures yi jot nañ def premier compo ba def deuxième évaluation donc tey am na sax benn waxtaan bu ma ci sekkaloon avec bi ñuy xaar le ministre de l'éducation nationale avec un expert du domaine mu ne ma tey classe d'examen yi dañ leen di évaluer sur la base de li nga xam ne jot nañ ko jàng donc mën nañ jàpp ne sooxee du fa am ndax grève nañ fi près plus de 6 mois plus de 8 mois professeurs yi toog ci télé ak experts yi ne mën nañ sauver l'année donc tey suñu jàngee octobre ba li nga xamante ne mooy mois de février mars mën nañ nangu ne ay évaluation mën na am léegi nag yan mesure de sécurité la ñu war a mën a teg pour mu bañ a impacter si santé étudiants yi wala santé élèves yi nga xam ne ñoo war a dem defi examen mooy que tey geste barrières yi ñu respecté ko et que l'État dans les coins et les recoins du Sénégal fépp foo xam ne tey élève war na fa def li nga xamante ne mooy examen ñu prévoir distanciation sociale bi loolu xel mën na ko nangu parce que Baïcha soo ñëwee ci benn école da nga fay am CI am fa CP am fa ba li nga xam ne mooy CM2 donc yooyu yëpp tey suñu nee na élèves yi reprendre mën a réviser tuuti en attendant les examens dañuy mën a jàpp ne classe yooyu la ñu nar a utiliser pour tas ci li nga xamante ne mooy élèves yi bi ci des mooy mesure d'hygiène yi nga xam ne war nañ ko jël muy lépp loo xam ne distribution de gants la de masques
ak de gel antiseptique yi nga xam ne ñëpp war nañ ko bokk ci li nga xam ne moo nekk si nga xam ne élèves yi dañ ko def soo gisee sax am na yenn image yoo xam ne dans les pays comme en Europe wala Chine ñoo ngi joxe ay exemple xale yi commencé nañ dellu jàngi yan mesure de sécurité la ñu teg donc soo ñëwee nag si li nga xamante ne mooy pertinence su sauver année bi jàpp nañ ne année bi mën nañ ko sauver si facteurs yi nga xam ne yëpp énuméré nañ ko mais lii tax nag loolu mu réussir parce que Baye Cheikh dañ ne opportunité la mën nañ fa jóge jàng bi du sooxee ñu trouver d'autres moyens ci at yii di ñëw parce que lii jeexagul xamaguñu kañ lay jeex ñoo ngi ñaan yàlla mu jeex mais amaguñu vaccin xamaguñu lu koy faj kaa yaa ngi gën a yokk fi nga xam ne mooy en Afrique ñoo ngi wax sànq maa ngi dégg nga ko wax ay deuxième lot yoo xam ne ñoo ngi contaminé bi nga xam ne confinement bi dindi nañ ko donc xamaguñu kañ la ñu ne il faut ñu dund ak moom donc comme dañoo war a dund ak moom il faut am loo xamante ne dañ ko war a teg à la base mooy lan mooy lépp loo xam ne mesure la ñu teg ko ci yoon def ko ni mu jaadoo mooy li may wax mooy transparence bi mooy vérification bi mooy rigueur bi nga xam ne tey war na am dans les coins et recoins ba nga xamante ne du am sàggante parce que li may faral di wax Baye sécurité li mu gën a bañ mooy sàggante li mu gën a bañ mooy habitude xam nga sànq ñoo ngi koy wax mooy soo tàmmee jël gel diw sa loxo dem ba ci yàgg da ngay sonn parce que da nga naan lii mënatu la protéger léegi kii bi li lay gaañ ci loolu lay jaar maanaam nga dem ba tayal wala nga dem ba foog ne yow fi nekk nii bon gis nga ñu ko am autour de toi yow dem nga au-delà de 2-3 mois amatoo ko donc nga bàyyi sa loxo donc tey dafa laaj man li ma doon wax pour dans tous les secteurs que ce soit dans l'approvisionnement ñu dellu xool li nga xam ne ñoo ko moom dama koy faral di ko wax te loolu il faut que ñun ñëpp en tant que Sénégalais c'est pas seulement l'État parce qu'on a l'habitude de pointer du doigt l'État mais État li mu mën mooy mu teg une organisation teg ay loi teg ak ñoo xam ne peut-être dinañ mën a surveiller mais dañuy faral di wax ne c'est le peuple qui gouverne peuple moo ëpp doole État donc tey c'est nous qui sommes face à notre destin donc lépp loo xamante ne Baye Cheikh ci geste barrière la il faut que ñu respecter ko commençons par les parents commençons par les enfants ñu leen di sensibiliser commençons par les professeurs qui sont à l'école ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk ci CIS parce que tey mën nañ ci jóge dëgër mën nañ ci jóge développé wu mën nañ ci jóge moom suñu bopp mais aussi suñu sàgganee tuuti jël li nga xam ne mooy suñu yenn défaut yu ñu am mën nañ fa jóge suux ba faw donc loolu mooy risque tey ubbi école yi le 2 juin laaj na ay assises laaj na sensibilisation laaj na lu bëree bëri pour que parents yi mën a def confiance bàyyi seen doom yi ñu dem jàngi parce que c'est bien possible voilà ça demande beaucoup d'organisation quand même intéressant Yacine résilience boobule faaw ñu gën ci bàyyi xel et on espère que ñoom autorités yi ñu ngi góorgóorlu itam donte nee nga mënuñu tout le temps di xaar état waaye ñoom it nañu farlu rek ça va être compliqué ñun d'habitude suñu salle de classe yi day fees segam dëkk yu moderne yi sax nga xam ne d'habitude seeni classe du fees dañu demaat wàññiwaat waxatuma la ak ñun ñi nga xamante ni yenn saa yi dangay gis ku jël 46e ñaata nga jël ci seen compo mu ne la maa ngi jël 62e comme classe yi du romb si parce que comme parce que ay classe su 80 élèves quand même day metti comme classe d'examen yi comme juddoo Sénégal rek c'est que comme classe d'examen yi rek ñu ubbi dañoo njort ne li ñu bëgg tey mooy organiser ma ne feneen tamit bëgg a juddu tamit ña ngi sonn nii oui ñu ngi sonn mais c'est comme ñoom sax ñoo doon am ay classe de 12 classe de 10 ou classe de 20 ñoom ñoo wàññi te ba tey dañoo sonn waxatuma la ak ñun ay classe de 2500 non mais ce qu'il faut voir il faut voir li tax a jóg 2 juin du ñëpp ñoo concerné wu oui classe d'examen yi les classes d'examen donc dañoo njort ne école yi ils vont utiliser yeneen classes mais tey Yacine même si on utilise les autres classes comme ni ko ministre bi waxee daal di koy tas non dëgg la nag daal di koy tas parce que nee na classe yi du romb 20 pour beneen problème bi mooy Sénégal dégg nañ ba taay xale yi di grève ndax manqué professeur donc man instant bi j'ai vraiment envie de savoir bu ñu tasee tey classes yi supposons classes yi def 80 élèves bu ñu ko tasee on se retrouve avec 4 classes de 20 élèves est-ce que professeurs yi naka lañ leen di organiser ba ku ci nekk mën a am say cours à temps ça aussi c'est un autre souci bu nga xamante ni problème yooyu yëpp yoo xamante ni la tey bu ñu jógee ci crise bii dinañ ko xoolaat parce que tey élèves yi baare nañ fi ay tali ba tàyyi grève nañ fi ba tàyyi parce que amuñu professeur PC amuñu prof maths amuñu français amuñu li et puis derrière privé bi malheureusement mooy primé ci kaw public bi parce que privé bi les parents dañuy fay donc tey bu sacrifice jotee dañuy sacrifier l'école publique
politique malheureusement. waaw mooy li may wax rek li fi nekk nii mooy xam nga son excellence dafa def un discours ñu ne dafa allégé xam nga benn moment il faut mettre un peuple face à son destin tey kenn waruñoo gën a bëgg suñu bopp gis nga soo demee yow en tant que élève gis ne les mesures ne sont pas respectées amal fulla ak fayda bu toll ne nga toog sa kër parent bu ci yóbbu sa doom tamit nga gis ne lii les mesures ne sont pas respectées amal fulla ak fayda bu toll ne nga delloo sa doom mais li may faral di wax rek Baye Cheikh loo gis am na ay experts du domaine et c'est le moment tey lépp loo xamante ne ingénieur la apprenti nga dans tous les domaines ñu jël ko parce que yaa ngi wax tey un prof de philo peut faire dans une classe un cours en attendant que pour la même classe prof de français bi di def ci beneen cours prof de mathématiques di def ci beneen cours et on a de très bons professeurs qui savent comment s'organiser la preuve bi Covid bi amee y a eu des cours yoo xam ne soo gisee ni ñu ko organiser ci TFM da ngay xam ne ñii ñu xarañ lañ parce que ils sont allés à l'essentiel pour faire réviser les élèves donc man fi may waxee rek mooy lépp rek dafa delluwaat ci ñun te aussi may gën a ñaaxaat parce que kenn xamul kan moo ko nar a am mais Baye Cheikh études yi wane nañ ne ñi nga xam ne ñoo amee infection ci maladie bi soo ñëwee sax dans les hôpitaux wala nga dem ci laboratoire yi respecté wuñu encore une fois les gestes barrières mooy nga sol masque nga def gel antiseptique soo ñibbee sa kër sa yére na nga ko weer sa dàll na nga ko summi bu mu dugg ci biir na nga sangu ba set c'est-à-dire toutes les études ont montré que ñi jot a am affaire bi dañoo négliger li ñu leen wax le professeur de virologie bi nga may interviewé dans Yeewu Leen ma dernière question tout le temps loolu la woon est-ce que mën nañ échapper mu ne ma Yacine il faut que les gens ñu gëm mesures yi ñu leen wax suñ ko gëmee yàlla mën nañu ci suturaal yàlla rek moo ñu mën a dimbali parce que ba kañ la finalement quoi dafa mujjee metti mujjee soof yàlla nañu yàlla musal sa benn fan sa Anta yaayu Dani nee na mu ngi lay fóon maa ngi koy ziar bu baax nee na kontaan na trop problème yi fi wax yëpp si ñun la d'abord ñii ñu ngi lay wax problème maanaam élèves yi ni ñu bëree xam nga yaa ngi naan kii jël 72e wala bi ba mu ñëwee jël avant ndaare yaa ngi dégg bàyyam xas ko deuxième compo mu ñëw jël ndaare bàyyam na ko yow premier compo nga jël avant ndaare ma dal sa kaw nga jël ndaare mu ne ko ndaare kii jëloon ndaare de première composition moo bàyyi mu ne ko yow bàyyi mu mujjee bàyyi dafa am fu ma jëm li ma bëgg a wax mooy problème yi dafa bëri ci école bi tey jii ñu ngi wax élèves yi ni ñuy bëree ci classe yi mais tey tamit xoolal nombre de classes yi yow ñun ñu ngi jooy ay abri provisoire si àll bi ak feneen ak feneen ak feneen loolu mooy classe yi matul bu classe yi mat léegi xale yooyu boo leen départagé fan nga leen di yóbbu fan nga leen di yóbbu si da nga leen di lalal basang si suuf mu ngi noonu nawet bi te ñi ngi wax juin surtout ceux qui ñi am ay doom yu nekk classe mais ñi ngi wax juin am na déjà yenn zone yi mi ngi commencé taw pour Kédougou commencé na taw ak feneen ak feneen man mii di wax je suis professeur jàngale naa si àll bi xam naa li si nekk kon affaire dafa bëri ay problème si éducation bi fii si réew mi élèves yi bëri nañu te ñoo bàyyi jàng toog non mënuñoo bàyyi non mais kii moo yor àdduna mooy fulla ak fayda bi tey experts yi xool ba xool xam ne lii 2 juin c'est très court ñu am fulla ak fayda bu ne dañ ñu may temps ñu étudier nan la ñu mën a sauver l'année dans 2 mois ou 3 mois il faut pas aussi que ñuy def suivisme ñii ubbi nañ le 2 juin dëkk bi dem na le 2 juin kon ñun war nañ ko ma bëggoon jeexale xam nga fan la mooy que buñ ne classe d'examen yi CM2 3e terminale ñoom ñooy dem le 2 juin pour jàngi gis nga yeneen classe yi ni ñuy feese noonu la classe d'examen yi di feese ñoom ñëpp ñoo yoon classe yi ni ñuy feese et puis benn lycée day am 3L1 3L2 ñaari S1 ñaari G nangam ñaari lii c'est pas évident li peuple bi di xaar Coro mooy def nañ confiance à notre état def nañ confiance au système de l'éducation nationale jàpp nañ ne li ci war dinañ ko def suñu demee ba le 2 juin ñu ne ñu war nañoo mën a dem def parent bu ci dem ak élève bu ci dem gisoo lu la doy nga toog sa kër mais il est temps aussi que liggéey yeeg gëstu ak solution yi ñuy trouver ñu teg ko ci yoon teg ko ci comme ni ko sama cousin bi di waxee xam nga dama fi am deuxième cousin Pape Djibril il faut que ñuy apprendre di teg ay objectifs yu ñu mën a réaliser ay stratégies di planifier pour mettre en œuvre li nga xam ne te loolu ci temps lañ koy def donc bu ñu yàkkam ci dara bu ñu sorxo dara comme li koy faral di waxee suñu temps la am nañ opportunité pour développer réew mi am nañ opportunité
difficulté pour sauver éducation nationale bi xale yaa ngi ci kër gi nañu organiser lépp teg ko ci yoon ba bis bu ñu nee nañu reprendre rek incha allah du ci am benn gaañ-gaañ. résilience Ousmane di nga dem Bakel de mu benn xarit moom Bakel la war a dem Tourimé xam nga Tourimé xaw ma Tourimé mu nga ca gannaaw Bakel Ousmane di nga dem Bakel ñoom ils reprennent le 27 les professeurs le 27 yàlla baax na yàlla na yàlla sàmm leen en tout cas Pape Hann Laye moo ñu fas yéenee bégal mu ngi toogee ci beneen côté bi on va retrouver dans quelques minutes invité quartier général Pape Djibril Fall déjà il est en place tey nag avec beaucoup de plaisir ñu fas yéene dalal Pape Mahawa Diouf directeur général bu agence sénégalaise de la promotion touristique waxtaane tourisme mais politique voilà parce que de temps en temps itam ci période de crise la ñu nekk yëfi politique ñu ngi ñambaasu sànq rek dégg gis naa président Ousmane Sonko def na discours wax na ak yeneen i points yoo xamante ni ñoo ngi koy seetlu ci politique yi on en parle ak sunu gan gi nga xamante ni dafa taxee ci wàllu politique ça j'en sais quelque chose Pape Mahawa ñu ngi lay gërëm ci ni nga ñu nangulee ñëw tey seet si ñu donte période bi période bu xaw a doy waar la ñu am mbégte ci kanam daañu tàmbali waxtaan bi ak yow mais d'abord dañu lay nuyu ziar la gërëm la ci teewaay bi ci quartier général Pape Mahawa. merci beaucoup jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay gërëm ci invitation bi di gërëm waa TFM yëpp ak ñi nga xam ne ñoo ñu fi dalal tey di Pape Djibril Fall ak ñi nga xam ne ñooy chroniqueurs yi nga àndal. jërëjëf Baye Cheikh. voilà kontaan nañu Pape Djibril yow itam ñu ngi lay nuyu ñu pareeti ay questions yu bëri daañu waxtaanee tourisme mais politique ca kanam ak gan gi. aleykum salaam Pape Cheikh di la nuyu bu baax di nuyu naataango yi di nuyu gan gi di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew di ndokkeel ñëpp tamit di sant yàlla bu baax di nar a amalaat tam ni nga ko waxee beneen jotaay. bu am solo ndax secteur la. boo xamante ni ñi ciy dund dafa bari baax na ñu koy waxtaane jamono ju nekk waaye jamono ji ñoom dañoo bokk ci ñi nga xamante ni ñoo gën a yëg li nga xamante ni moom moo xew ci pàcc yëpp ak ci xeetu métier yi ci am yëpp incha allah fas nañ ko yéene waxtaane ñu déglu Pape Mahawa ba xam kenn ku ci nekk lan mooy sa wàll ci ñaay bi comme on dit. voilà c'est vrai que secteur tourisme bi moom crise bi da koo laal à un point bu doy waar am na ñu bëri ñoo xamee ne ñu ngi nekkoon ci ay zone yoo xamante ni fa lañ daanee doole léegi liggéeyatuñu toog nañu amatuñu lu ñu dimbalee seen njaboot loolu doon lu xaw doy waar loo xamee ni daañ ci waxtaan ak Pape Mahawa xam naa bu ca kanamee tuuti mais en attendant mën nañ ci profité rek bàyyi leen nag Pape Hann moom it mu am lu mu ñu bégalee tout en vous rappelant que mën ngeen dugg ñu jox leen ci ndimbali nga xam ne ñoo ngi koy séddale ci 88 628 22 22 Adja Dada Mbuub suma seexu mag ñu ngi koy ziar bu baax Ngone Ndiaye géwél nee na ren daa bëggoon aji mais malheureusement dañoo tëj yoon yi waaye bu ñu ko ibbee na nga teg fer yeeg yëpp te aji voilà Sala Bigué Ndiaye ak Gambeen Ngone ñu ngi lay béggee bu baax papa suma livreur yi ñoom tamit maa ngi leen di béggee bu baax maanaam am groupe livreur voilà waaw groupe noo ko bëggee mais léegi dañu xew livreur yi moom jar nañu remercier léegi seen business la samay copain lañu samay doom lañu seen business moom dafay gën a samay doom lañu kii moom na bàyyi journaliste kii na bàyyi yow fàtte naa nga bëgg maa fàttali waaw xam na day tooy kii bu bàyyi journalisme yow dootoo waar kenn yow na bàyyi de non kii bàyyi xale bi bàyyi na journalisme man lu ma def bu ma la séenatee man lu ma def yow dina ma jaral dugg ci télé boobu man lu ma def yow yi nga def bëri na yow chef de gang nga déedéet kii day révélé ay Italie réseau bi fa nekk nu mu tudd mafia bi bi gën a fooy bi du Brésil la nekk waaw ki ci gënoon kawe nu mu tudd Escobar xum na am na tur bu rëy daal Escobar ki jiite kii bi gang bi Escobar la tudd waaw ah Pablo Escobar yow yaay Pablo Escobar yow normalement bu doon man juge la perpète sans possibilité de réduction de peine déggal li en attendant ñu jël leen ci téléphone bi parce que kii dafa xaw a garaaw te nekk ak ay nit yu doy waar baaxul léegi dañoo yàkkamti pour tàmbali waxtaan wi ak ganuk quartier général amit ay sikkat yu am solo yoo xam ne ni dinañ ci ànd ak Pape Hann Laye Makhtar gërëm la ci teewaay bi donc ñu xoolaat ay téléspectateurs rek mën leen a bégal ci